Washington DC, et ça a été un immense plaisir de vous servir ce soir. Leur examen de passage est un succès. Marie-Louise Starkey est aux anges. Oui. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes tellement réusssants. À la classe 97. Ces étudiants peuvent désormais voler de leurs propres ailes et servir les gens les plus riches de la planète. L'été de Julie, Manuel et Sandrine est rythmé par les cérémonies. Chaque week-end, ils partent en France ou à l'étranger répondre aux attentes de jeunes mariés. À leur sortie de l'école de Madame Starkey, les 4 élèves ont connu des fortunes diverses. Comme prévu, de retour chez son patron, Carlos a été promu. C'est lui qui désormais dirige la maison. Kirsten, elle, n'a toujours pas trouvé d'emploi. Elle en profite pour s'occuper de ses 2 enfants. David est désormais installé en Californie. Il est au service d'un milliardaire américain et gère une propriété à Los Angeles. Quant à Craig, il ne lui reste plus que quelques mois dans l'armée. Mais son avenir est déjà assuré. 3, 2, 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Profitez de cette promotion exceptionnelle de Noël et de fin d'année. Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. Première offre pour 3 mois d'abonnement à 10 000 francs CFA seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs seulement. 3 mois plus 1 mois offert. Pour la deuxième offre, un décodeur plus une carte plus 3 mois à 25 000 francs seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. Pour la troisième offre, un décodeur plus une carte plus 6 mois d'abonnement à 40 000 francs seulement. Et pour la quatrième offre, un décodeur plus une carte offerte pour tous les souscripteurs à une année au prix de 60 000 francs CFA. Antenne plus installation offerte uniquement à Excaf. Avec Excaf Télécom et la TNT, le meilleur reste à venir. Campagne Nemeko TNT. Après une première étape couronnée de succès, Excaf Télécom a lancé la deuxième phase de cette opération depuis le 15 novembre 2017. Des techniciens vont sillonner les différents quartiers de Dakar et sa banlieue pour vérifier vos décodeurs et installations. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. tey nag ñi ngi fi nga xam ne mooy Tivaouane Peulh lan moo ñu indi Tivaouane Peulh tey dañu ñëw seet si association bi nga xam ne ñooy waaw Peulh batum kasa doy ma gis indaale ñaari xel même sa xool da koy yëg ku fi di sarcel waaw lii laa bëgg gaay yi amul tooga sama gaay yi déglu leen ma tey du bésu xolal amul seral sedd gi li muy sedd duñ ko seral ma doon ba jamtono selli hip hop bi dem na ba bokk ci cëri c'est fini no xel bi dëkk rek di xelli lu baax la la jox fi si acca kon xëccal nga jëri am na lakk na daay mi da leen woo sàpp
producteurs yi ñoo à la limite lancé affaire bi. Ladies and gentlemen, na jowaay di xëccooren sama taw laa ko noome sama dàll fu ma ko teg sa xel mu ko jot su ko nekk di réere ellu bell ma noome sama lyrics di daa du gom. Ce Live Achievement Awards est décerné à Yap Fou. Et je vais en profiter. shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñaan yàlla mu def jàmm ci àdduna bi def ko ci réew yi ñu wër waaye defal ñu ko sunu gaal gii di Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm dem nañ ci kër kilifa diine yi sunu ay oom nuyu leen ziyaara leen baalu leen àq baal leen tàllal suñuy loxo dékk seen ay ñaan ñu yàgg fi lool te wér noonu la ñuy ñaanalee ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla nañu génn ak jàmm ñuy doxantoo tawat feebar yàlla na yàlla saafara leen ñaanal ñi nga xam ne jóge nañ fi ñibbi yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yàlla nañu wax ay Seyda Adama Seck bi te muy yàlla taqaw mi yàlla muun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñi fi desandi yàlla guddal suñu fànn wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqim na ñëpp am jàmm ñi ngi ñaan jàmm yàlla mooy borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen yéegal seen yéeguwaay ñeen suñu mbokk téléspectateur ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew seen émission bii di Ndenkaane ñëwaat ñu ciy ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci tàmm àndal Oustaz Mohamed Diop teew na ñu ngi koy nuyu di ko ziar Badiane Lise tamit teew ñu koy nuyu di ko ziar Mère Thiamé yi tamit teew macha allah ñu koy nuyu di ko ziar suñu invité bi Jean Pierre moom tamit teew na ñu koy nuyu di ko ziar xam naa Modou Mbacke tam ma ngi ci studio 2 teew taxaw di ñu xaar Modou Mbacke yaa Seyda. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbaa jàmm nga fanaane. waaw ñu ngi sant bu baax. ñu ngi lay ñaanal mu sax ci yow dàkk nag. ñu ngi lay ñaanal itam noo def ak sëñ mi. soj bi day waa tey nag xaw na tane. xaw na tane tuuti. waa tey tane na alhamdulilah sant yàlla bu baax. kon bisimilah. waaw kay yaa Seyda yëglekaay yi xëy di génn sakkan na lool waaye nag bu nekk la ko soxal Vox Populi xëy ni bëcc ci réew mi ak tolluwaay yëglekaay bi nee na président Macky Sall day daanaka ñu bari ci Sénégal xàmmetuñu ko Vox Pop mooy wax nee na lu ko waxal mooy Macky Sall mi nga xam te ne bii moo fi nekkoon naan mbirum transhumance moom nekkul lu xel di mën a nangu nekkul lu kenn di bàyyi muy wëy ñu koy def ñu bon lañu tey jii moom Macky Sall moom day mooy promoteur transhumance ci biir Sénégal moo koy suuxat kaay bi nim daanaka nag bu ndee xool ñu bari màbb dañ ci opposition bi dem ca APR fekk président Macky Sall mbaa ñu dugg ci li nga xam mooy coalition Benno Bokk Yaakaar yooyu kaay bi sax waxtaan ak professeur Moussa Diaw professeur bi nee na fi mu toll ni mbir mi ci boppam daal dafa mel ni dëgg nag am na lu xew dafa mel ni maanaam mbirum élection kottu bëgg a falu bëgg a am deuxième mandat moo tax président Macky Sall di suuxa transhumance ci biir Sénégal kaneen bokk Benno Bokk Yaakaar en ce moment d'enfant nee na fi mu toll ni transhumance bi tax na cri yi doxatul OFNAC doxatul ndax lu ci bari par la moo ko indi Vox Pop loolu xëy yaa Seyda Les Échos moom it xëy benn wàll yaa Seyda moom itam maa ngi ci réewum Sénégal tolluwaay bi Alioune Tine mi ñëpp xam ci réew mi mu jiite Amnesty Afrique nee na Sénégal gii ni ko Macky Sall yi yore dëppool ak yoon réew mi gestion bi jaaduwul lu bare yàqu na réew maa ngi suux ci yëguñu ko waaye itam lu jëm ci média public yi moo xam RTS Le Soleil ñoom seen ni ko nguur gi ki moo ëpp na OFNAC tamit jàpp na ni fi ñu toll tembe jàpp na yoon waaye tamit Cour des comptes moom itam amatul benn compte bu muy rendre kenn lépp politique moo ko sookeem Alioune Tine yëmu ca roof na ca mbirum Sénat nee na daal Sénat bi nga xam te ne bi moo doon tax élection aw ci yoon élection yuy jàll daanaka moom itam li mu yàqoo ni mu bare ca du kenn ku dut Sénat ñàkk doxal dëgg Alioune Tine du baaraam Macky Sall jàpp ni fi ñu toll Sénégal daal ni muy doxalu ci bari jaaduwul yaa Seyda laas moom fël ca benn wàll ma nga ca
ca mbirum rek PS ak tolluwaay bi ak it lu jëm ci doxalin beek atte bi nga xam ñu ngi koy waaja atte ki nga xam si moo di Khalifa Sall moomu la yëgle kaay bi ni laas mooy wax nañu daal atte bi daañu ko dàq bu ñu defoon ndànk ba jëmmi jamonoom lu ko waxal mooy ka fa nekkoon di Maguette Diop moo doon atte boobee léegi day dañ ko daal di jëlee foofule kii di Malick Lamorte moo ko indi laas mooy wax ci wàllu guni mel moom dafa xëyee ni mbir mi kon daañu ko dàq enquête ya Seyda moom itam xëyee wàllu guni mel moom itam dafa xëyee lu jëm ci mbirum rek kii di Khalifa Sall ak atem boobee li kaay bi ne nam fi mu toll nii tamit procès boobu de bu ñu defoon ndànk ñu ngi koy xaar tey waaye dàq mën na caa am ndax nag Maguette Diop dem na léegi nekk na assesseur kii di Malick Lamorte moo ñëw léegi yore atte ba ndax nañu dossier Khalifa Sall boobee na mu doxee ak mbir ma nan ko rëyale xëy na Maguette Diop du ko mën a attan ña nga ca l'Observateur jamono ji tembe moom itam dafa xëyee beneen mbir moom it nee na fi mu toll nii daañu dàq atte ba bu defoon ndànk ñaari weer ci kanam ay avocat yi ñoo ko sàkku avocat yi Khalifa Sall yi ñoom it ñëwaat nañ duut baaram fay metti ñoom daal jàpp nañ dafa am ay témoins yu bëree bëri ku mel ni kim Ousmane Tanor Dieng témoin la Moustapha Niass témoin la Idriss Seck naka noonu lii moo tax dàq atte bi mënta ñàkk ndax ñëpp ni ay témoin duñ mën a ñëw xëy na teew ci kanamu attekaay bi Le Quotidien Seyda moom it ñëw ci benn wàll wax ji nga xamante ni bi Aminata Mbengue Ndiaye wax na ko ci ko Khalifa Sall ñamu àndal Aminata Mbengue Ndiaye neenam Ousmane Tanor Dieng bu ñàkk élection présidentielle 2007 ak ñàkk élection présidentielle 2012 Khalifa Sall moo ko waral li mu war a doxal la doxalut yëglekaay bi ni lii mooy fi ni ba léegi moom coow laa ngi wéy di jolli diggante kangu Khalifa ak kangu Ousmane Tanor Dieng googulem Direct Info yaa Seyda moom itam xëy ci benn wàll ci mooy Macky Sall mi ci bopp réewum Sénégal dafa xëy jox kàddu gi docteur Cheikh Kanté mu nekkoon DG port léegi mu nekk ministre bi dénk wàllum plan Sénégal émergent Direct Info nee na ñàkk a fal Macky Sall ab deuxième mandat erreur mënu koo weesum Cheikh Kanté moo ko wax nee na daal fi mu toll tembe faaw ñu def lépp lu mu leen jaxal ngir mën a fal Macky ab deuxième mandat ca mooy 2019 kaneen ku xewoon ay jamonoom ay 2002 la woon kookee mooy Salif Diao yaa Seyda ñàkkul ni xamoon nga ko ay jamonoom Stade xëy séq waxtaan ak moom Stade nee na Salif Diao la mu xamle mooy na Sénégal yi jox confiance à Aliou Cissé ca itam nee na sunu gaynde yi bu fekkente ni day def nañ maanaam xataraayu nanu wan ji koy gaynde ñi nga xam mooy leen war a jàkkaarlool ñàkk Sénégal dana am dara ca mondial bi Stade moo xëye wàllu guni mel sunu lamb mooy itam xëye Tapha Tine mi nga xam moo daan bëri ki démb Yékini Junior Tapha Tine mu ngay fëgg dënam ak a bàkku yaay Seydaam Tapha Tine nee na nañ ko jox Bombardier B52 bi waaf ci roi des arènes bi Tapha Tine ni pare na ngir jox ko ab revanche am waaye itam Tapha Tine nee na wala boog mu jot ci Eumeu Sène waaye Tapha Tine yokk na ca ni Modou Lo moom dafa ragal dëgg jàkkaarloog moom lu di mel lu ko waxal mooy li mu wane bëri ki démb ndax moom daal nee na dóoraat day sosaat nanga na ko ci borom sosaat di sos moomu la yaa Seyda jeexal ci benn enquête bu xóot boo xam te ne bi Vox Pop moo ko xëyee tey circulation bi metti bi am ci kaw talib Sénégal gi du ñàkk yaa ngi koy dund xëy na Ndakaar rawat na ci yëlekaay bi ni ndax ñàkk yar la réewande gu tar wala ñàkk mën a dawal moo tax ba Ndakaar moom daanakam xëy liggéey yi dana metti lool tali bi xat-xatloo gi daw luy ñaaw yenn yi yëlekaay bi xóotal enquête bi nenam lu mu néew at mu ne daanaka 96 000 véhicule dana dugg ci biir li nga xamul Sénégal muy kon juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn yoo xam te ne bi dana dugg ci Sénégal am na nag daanaka 300 000 yoo xam moom capitalu bi Sénégal bi kon di Ndakaaru moo koy dalloo lii moo tax embouteillage yi metti lool ci embouteillage lu mu gën a metti ci am réew dafay gën a saxal sunum koom-koom nañ ci sàkk pexe yaa Seyda lii la enquête bi xëyee ci ab rapport boo xam te ne bi Vox Pop moo ko xëyee tey jël yaa Seyda dëgg la embouteillage bi de Modou. waaw ñun ñu xaw a sori tuuti xam nañ ci dara. metti na lool. boo xëyee sa kër bala ngaa egsi. autoroute à péage bi nga xam ne da ngay fay ba pare sax day am embouteillage des fois. xam nga ni mu doon solution bu doon xaar fa mu dolli problème bi. mu mel nag dafa mel ni nag am na ñu wax ni xëy na ñàkk yar ci ñenn ñi moo koy indi maanaam def lu la neex ci kaw tali bi. waa indiscipliné. yooyu yëpp day gàllankoor. ca nag am réew li koy doxal yaa Seyda bokk na ca ni. xëy liggéeyi dem ci heure wàcc ci heure. dëgg la bokk na ci lii sax am koom-koom gën a gaaw gën a dox ci am réew yaa Seyda. voilà pour suqali réew li ñuy wax tanmiya. réew pour mu suqali ko moom il faut dem beeg dikk bi dafay yomb. mais soo waree def benn 2 minutes def fa 30 minutes loolu moom bokkul ci liy doxal réew yàlla nañu yàlla dimbalee ñu passé fi ñu toll nii ndax nag fi ñu toll nii yéeme na trop soo demee ci yeneen dëkk yi par rapport ñëw fii Sénégal da ngay ne Sénégal moom kenn xamul li fi nekk lan lañ koy tuddee dëgg la mais yàlla nañu yàlla defal sutura amiin ñu bokk defal ñu tawfeex maa ngi nuyu sa gan gi aussi defal la ko waaw Jean Pierre maa ngi nuyu maître Jean Pierre dëgg la day ci ay plateau booba yàgg na fa mu njëkkoon a nekk muy kàngam di borom xam-xam ñu ngi koy teewlu incha allah li ngeen bëgg a waxtaan ak moom tey incha allah
incha allah ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf yaa merci Modou jërëjëf ñu yendoog jàmm jërëjëf Modou Mbacke ci yéenekaay yi oustaz Mohamed ñu ngi lay dalalaat jàmm di la wax ne ñoo déggandoo tamit yéenekaay yi waaw yéenekaay yi bëri na li ci ñëw ci ay mbir mais man li ma gën a attiré sama attention mooy ci wàllu babbeeku jóge ci parti dem ci beneen parti transhumance dafay montrer tout le temps que ni éthique des na di cuub sunu géewu politique bi parce que ça dépend ci ki nga xam parce que ŋàññoon nañ fi doxalin boobu tey mu mel ni yàlla subhanahu wa taala dafay nattu parti njiiti réew mi yi nga xamante ne dañ ko ñaawlu woon ci wàllu li nga xamante ne mooy mbiru Sada Ndiaye bi est-ce que dinañ ko nangu wala duñ ko nangu beneen bi tamit moo di ni mbir moomu dafa war a jàngatal nit ñi que ne ëllëg du añ du reer mais lu mat a sóor la parce que am na yoo xamante ne ci jamonoy kor lu jamono métti da ngay des ak li nga xamante ne mooy sa position léegi nag fi mu toll nii question bi ñuy posé moo di ne est-ce que li lal actuellement politique bu Sénégal est-ce que ay idéologie la idéologie bu ay nit ñi gëm di ko incarner wala ay intérêt yu nit ñi di xeeñu ci ay parti moo tax nit ki di soobu ci li nga xamante ne mooy politique en tout cas war nañoo xoolaat bu baax doxalinu politique bi nga xamante ne mooy am mu nekk ay idéologie lu nit ñi di gëm di ko incarner pas mu nekk ay intérêt yoo xamante ne nit ki da koy xeeñtu fu mu ko xeeñoo rek jar na mu bafouer ay principe am bafouer li nga xamante ne mooy idéologie bi mu gëm dem topp principe ay kii beneen bi tamit mooy embouteillage bi fi mu jeexalee en tout cas war nañ ko wutal solution parce que péage bi lañ doon yaakaar ne moom mooy nekk solution far mu ñëw nekk xaw a yokk tuuti li nga xamante ne mooy problème yi beneen bi tamit mooy ñu xool tamit ci wàllu oto yi ni muy duggee biir Sénégal âge parce que fi mu toll nii oto yi macha allah bëri na te yi nii léegi-léegi da ngay gis ci yoon wi oto mooy paan du ñàkk sax ñàkk yar ak yooyu mais oto mooy paan bu ko defee mu indi embouteillage fi may jeexale mooy mbiru Khalifa Sall yal na yàlla yombalal ba lépp leer daal en tout cas sénégalais yi soxla nañ ko salaamaaleykum dëgg la jërëjëf Oustaz Mohamed merci Louise yaa ngi ci jàmm mënul ñàkk c'est-à-dire que fekkee ne yëfu àdduna la yëfu diine la diine du yëfu góor mais politique il faut que massification dëgg la xaar ma ñëw ci Thiama nu dégg revue de presse bi xanaa ci affaire transhumance bi rek ndax dégg président nee na loolu wàññiwul dara kon nit ñaa ngi ñëw ak dem rek ku mu neex dem comme boo neexee yow mu neex la nga dem comme moom nee na wàññiwul dara waaw nañ dem affaire Khalifa Sall aussi nañ ñaan rek mu leer ak jàmm ak salaam ñuy ñaan ñu bañ ko renvoi dafay teyal xelu doom aadama yi dëgg la aussi Salif Dia aussi li mu wax ci Aliou Cissé nañ ci porter attention ndax dañ tàmm ni su équipe ñàkkee rek ñu dàq entraîneur bi du loolu nañ ko bàyyi mu liggéey embouteillage bi ngeen wax aussi lépp dafa nekk Dakar lépp bu ñu xëyee Dakar la ñuy ñëw liggéey si bu décentralisé affaire yi kon loolu du am comme tey ndénkaane bu nekkoo Rufisque dañuy xëy aw yoonu Rufisque duñ ñëw Dakar te des na kat ndax man sama oto bi ñëwagul kon dina gën a benn oto dina ci yokk waaw ci oto yi nekk ci tali bi waaw sa bos bi war a ñëw te nekk ci yoon bi waaw ay waaye na egg si gaaw léegi kon embouteillage dina gën a métti mais bu ñu yaroo rek jaar ci yoon bi rek embouteillage mun naa wàññi lépp Dakar la ñëw lépp ku xëy rek fii ngeen dëgg la itam loolu moo tax mu xaw a métti mais bu ñu ko décentralisé def lii kon du am problème yooyu mu ñëpp rek dëgg la capital dëgg la Jean-Pierre ñu ngi lay nuyu di la dalal gan nga mais am nga wàll ci revue de presse bii nga xam ne ñoo ko déggandoo lan nga ci mën a wax balaa ñuy ñëw suñu tom waxtaan soxna Zeynab ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu yaay mère Thiam di nuyu Oustaz di nuyu également Louise di nuyu suma xarit
kon sama petite sœur di nuyu sëñ Modou. sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne bi ñu xamante yàgg na. di nuyu également ñi ñuy seetaan ci DTV. di leen jottali aussi. suñu nuyu président. muy président de la Ligue sénégalaise des droits humains. di maître Assane Dioma Ndiaye. d'accord maître Assane Dioma Ndiaye. waaw bu loolu weesoo. li ñu wax sànq ci revue de presse bi. daanaka dafay interpeller Sénégalais yëpp. mooy question de transhumance bi. ñun souvent li ñuy sonal mooy président bu ñu am rek day xalaat forcément deuxième mandat. ñun tant que spectre li tubaab naan spectre deuxième mandat boobu ñu ñuy ante à chaque fois dañuy dem ba dootu ñu ci ànd teg suñu ngor bu ñu amoon président boo xam ne bu ñëwee danaan man soxlawu ma deuxième mandat li ma soxla mooy li may liggéey su fekkente ne pare naa ci li may liggéey bu ma askan bi wóoloo dañu ma dénkaat réew mi mais pare goo fi ñu lay xaaree yaa ngi xalaat yi jéggi di dem ci deuxième mandat donc loolu day wane ne comme ni ko oustaz waxee éthique ak déontologie des na politique aussi loolu daf ci war a ànd ndax politique bonul nit ki koy def souvent moo koy bonal politique moom dafa mel ni table bii rek boo ci jëlee boo ko rangé ba mu rangé ñu naa table ji jekk na boo ci defee leneen aussi lu dëppoo ak li ñu ca waroon def dañ naan table bi rafetul donc politique nag moo bindee noonu nit ki koy def bu amee jikko ju rafet jikko du sell politique bu muy def dafay sell nit nag bu fekkee dafa am jikko boo xam ne bu saafaanoog bu sell la mais politique bu muy def noonu la mën a mel voilà donc bu loolu weesu aussi circulation bi wax nañ ci li ci gën a am solo mooy question de responsabilité la gis nga oto boo koy dawal da nga war a responsable dëgg la léeg-léeg nga dugg ci oto gis chauffeur bi ni muy toogee sax dafa dalul sa xel wala li mu sol naka ngay dawalee oto bu yëpp ay 50 personnes sol sa soulètement dëngal sa mbaxane waaw mais loolu ay écouteur takk ay écouteur est-ce que loolu dal na xel donc oto boo ko yoree da nga war a xam ne même bu nekkul sa ginnaaw sax mais yow da nga war a sàmm sa bopp da nga war a aar sa bopp jox jël sa bopp circulation lu mu metti mais doo gis boo demee bitim réew doo gis keneen di contourner circulation bi dëgg la mais da ngay gis fii circulation mi ngi dem mais da ngay gis ku fële dem xoj ca kanam taxaw foofu ne foofu la war a jàll buñ la mar nga naan ñii dañoo soxor alors que boo jaaroon fi nga war a jaar mais dina dem naturellement donc loolu day interpeller suñu conscience xam ne responsabilité daf ñu war surtout bu ñu nekkee ci tali bi parce que dañu bokk ci réew mi aussi lu ko doxal daf ñëw war a yitteel dëgg la Jean-Pierre merci beaucoup Louise waaw soxna Zeynab revue de presse bi la ma si jàpp mooy wàllum transhumance bi man du ma sanctionner transhumance ci politique parce que ñëpp xam nañ ne président Macky Sall bu muy laaj réew mi ngi doon ŋàññi transhumance c'est normal si position ba muy ŋàññi transhumance mais actuellement dafa soxla massifier parti am dafa soxla parti am gën a yokk parti am am ay leader politique pour 2019 bu fa demee mën a am doole mën a espérer gagner élection yi loolu politique la donc position bi bu nekkoon avant ak position bu nekk maintenant mënul nekk benn donc transhumance fii lañu ko fekk te fii lañu koy bàyyi même ñun ñii sax dans les entreprises on transhume tous les jours donc si àdduna la bokk transhumance si àdduna la bokk même transhumé ay animateur ak lépp day am na fi waaw animateur yaa ngi transhumé animateur yi bokkul ñu nekk ci entreprise je pense que c'est pas la même chose parce que politique aussi nekkul ci entreprise c'est vrai que ne nit mën na jógee parti bi dem ci beneen parti bi c'est pas méchant loolu mën na nekk mais sa jëfin bi aussi dafa am solo ak sa passé dans la politique parce que politique am na noo ciy mel waratoo delluwaat gannaaw sori nga ba sori parce que fii loo fi amul rek jàpp ne xëy na suñu borom moo la ko wërsëgul donc sa ngor ak sa dignité dafa baax ci politique c'est important am na ñoo xam ne nekk nañ fii ba génn fi àdduna mosoo leen dégg ci benn parti te saa ñuy tudd kàngami ci réew mi ñoom dañ leen ciy boole te pourtant wàcc nañ ci nguur gi mais dañu ànd ak seen jom ànd ak seen fulla loolu mooy wane ne ñun bu ñuy politique aussi war nañu am suñu liggéey bopp parce que bu ñu defee politique liggéey heure bu suñu nguur daanu ñu uti feneen parce que loolu xam donc loolu moo tax vraiment beneen affaire beneen point bi mooy yëfu procès Khalifa Sall bi mais franchement bu ñu koy renvoyer dañu ko renvoyer pour leneen mais renvoyer parce que ay témoins yoo xam ne c'est des autorités mënuñu ñëw c'est un problème dañu xalaat ne doomu jàmbur bi dafay delluwaat comme 2 mois après delluwaat toog kaso parce que simplement ay ñoom Moustapha Niasse wala ay ñoom Tanor mënuñu ñëw pendant qu'ils sont à Dakar c'est un problème
mën nañoo ko dañu bañ a. ci kanam tuuti rek incha allah dinañ jokkoo ak Codé mi ngi tribunal. xool ba xam lan moo fa xew yàlla buñ ko renvoyé ñi ngi ñaanal Khalifa Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm. am nañ benn élément ñu xool ko léegi te ñëw. ci Sénégal ci atum 2015 ci téeméeri soxna boo jël ñaar fukk ak benn ya ñoo ngi def lii di planning familial suñu sukkandikoo ci soxna yu jot a dégg suñu micro li ni mel leen waralu ko lu dul. wax dëgg yàlla ni ma ko gisee du bañ a jur daal ni ma ko gisee mooy dëkk bi dafa metti te xale yi pour nga mën leen a éduquer bu baax ñu jàng école normale il faut nga yemale sa njur daal. noppaleek tamit baax na si waaw njur boo ko teglee tamit day metti waaw day metti parce que jigéen ju nekk xam na njur li ci njur waaw waaye nag boo sëyee nga nekk sa buumu sëy nga waxtaan kook sa jëkkër ba mu d'accord waaw mën nga ko def nga noppaleek pour sëranteeg sa njur. uteek ñoom loolu soxna si moom gis na ni jigéen ju am borom kër warul jëfandikoo planning familial. boo amee jëkkër lan ngay dox def planning kon yow am na li nga nar ndax bu dee naroo bu dee da nga naral lu bon di nga ko def waaw bu dee lu baax rek moo tax a jóg te say ngir jëme Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax a jóg kon waroo ko autoriser loolu ñun mag yi moomuñu ko xale yu ndaw ñoo ko moom ñoo xamante ne amuñu jëkkër waaye ñoo xamante ne amuñu jëkkër ngay def loolu lu bon la lu araam la. jamono di jox ñu gis ni que ñu amul borom kër ñooy gën di faral di jëfandikoo planning familial ngir bañ a ëmb li ni mel soxna yi di ko ñaawlu bu baax. buñ boo gisee ñu koy digle ci kaw loolu ñiy sëy ñoo tax moo tax affaire bi tax a jóg daal waaw ñiy sëy moo tax mais ñi nga xam ne sëyuñu ak jànq yi nga xam ne fi mu nekk nii amaguñu doom ñooñu waruñu ko def waaw ñooñu waruñu ko def parce que lu nekk mën na leen ko cee indil ëllëg. beneen boo amee jëkkër sa njurukaay fatte yi tamit yaa ko teg sa bopp conséquences yi nekk mën na ko ci am xale bu jigéen moom da ngay jéem a téye sa bopp rek waaw parce que jigéen nee nañ du day raw. parce que dañuy bañ ñu fee ñu ëmb. waaw loolu moo tax ñu koy jëfandikoo. nguuru Sénégal li mu bëgg mooy fii ak atum 2020 ci téeméeri soxna boo jël ñeent fukk ya di jëfandikoo lii di planning familial Maristop di ab ONG boo xam ne day yëngu ci wàllum santé de la reproduction li mu gis mooy fa ñu bëgg a yegg des na lu bëri ngir ñu yegg fa wante soxna yi ñoom jot nañ ni planning familial du ñëpp ñoo ko war a mën di def. élément bi léegi itam ñu ngi ciy jaajëfal waa rédaction bu DTV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax espacement des naissances Badiane lii sa yëf la am na yu baax am na yu baaxul kan moo ko war a def ku ko warul def est-ce que ku jóg rek def ko est-ce que c'est pour tous les femmes. non c'est pas pour toutes les femmes. déjà Fatim Lo fu mu daanelee am na solo parce que mi ngi naan planning familial du pour ñëpp c'est-à-dire que xale bu musul sëy ba musul am jëkkër warul def planification familiale parce que xamul ndax après jurukaayam mi ngi fonctionné wala fonctionné wul. dëgg la tant que amoo normalement ku am doom ba pare mooy commencé def planning familial. parce que bu fekkee ne musoo am doom ngay commencé def planning familial mënal jural complication même ñuy doog a dugg si sëy rek jël contraception ne damay xaar 6 mois 1 an wóorlu ba pare doog a bàyyi pour am doom c'est un problème. donc contraception dafa am ñu ko war a jël am ñu ko warul jël benn dame si biir reportage mi ngi naan planification familiale du yëfu mag yëfu xale la. yëfu ku musul sëy la. ma ne ko déedéet ku mus a sëy kenn mooy utiliser planification familiale ndax ñi ngay gis ñu bëri ñuy sëy toog diir bu yàgg ñu si bëri ñu suñu amul problème ovaire wala ñu am wala ñu stérile wala ñu am yeneen complication planification familiale yu si bëri mooy tax du ñu teel a am doom day gis koo xam ne bu demee hôpital ñu ne ko sa appareil génital impec amul benn problème mais def na 3 ans de mariage amul doom. nekk ci ay traitements yu dul jeex yooyu yëpp teel a jël contraception moo ko indi. donc espacement de naissance bi baax na wala baaxul. bon loolu moi je pense que avis personnel la nit ku nekk yaay jauger sa yaram nan nga ko mën a nan la mën a supporter mën na enchaîner ay accouchement mën nga da nga war a espacer say accouchement parce que loolu ci yaramu nit ki la. nit ki mooy xam lu mu mën a supporter ak lu mu mënul supporter léegi nag qu'est-ce qui est conseillé ce qui est conseillé mooy. famille ñu toll ci jur bu ñu jur lu mu néew nen seen doom yi dañ magante ñaari at. c'est ça que les médecins conseillent maintenant nag nit yi ñooy extrapoler ñooy toog 5 ans du ñu am doom lii ak lii ku nekk li nga mën. ñu xam ne tamit dëkk bi dafa metti conjoncture bi
c'est un problème c'est un fait dafa metti dëkk bi dafa metti ñu bëri li ñuy xool si loolu yëpp pour mën a am doom bu njëkk ba da ngay gis xale bu am 30 ans am 7 doom mais léegi loolu raar na donc nit yi ndax dëkk bi dëgër daal non déjà dëkk bi dëgër yàlla bi doon buur sëgal démb dafa kii non yàlla bi moom fi mu nekkoon ba léegi. mi ngi fa xool médecin mais sax yaa xam te ne ma pare. waaw mu attaqué ma mi ngi lay attaqué nii sax. donc juste pour dire que. lu ci gën a important daal mooy ñan ñoo ko war a jël ak ñan ñoo ko warul jël. donc lu si des moom avis personnel la ku nekk yaay xool nooy gérer sa bopp. Thiama. dégg nga Louise li mu wax. muy waxam. oxo. moom te débat sa war ci mais li mu wax kenn mënu cee teggi dara. dama ne leen. lépp ci sart la ko teg yu wóor. maa la ko wax. léegi loo wax yow ay jullit lañu. doom alal la. xam nga man fan laa ko pañe la. mooy la. loo wax Lise. xanaa man pañe la. mais nañu indi ay garde corps parce que bëgguma jóg de attaque. non doo ko attaqué ñu ngi fi. yaa Seyda xam nga man lan laa mënut a concevoir. damay am benn doom wala ñaar doom ndax lii am looy def. nit da ngay li may wax sax nit da ngay bàyyi sa bopp ak yàlla. bëgg a jiitu yàlla ci dogalam. loolu moo ma jaaxal man gëw ma yii ñi man gëw ma ko. ay damay plan nga suñu waajur yi dañu daan am ay doom. mais sooy def nag doo planning. bu dee sa diine sa santé. da nga dem ñun la da nga war a planningal. mais bu dee yow jigéen suñu waajur yi dañu doon planning. xamuñu ko woon sax. dañu doon planning naka. ñu doon planning mooy suñu waajur yi. dañ naan nampal 2 ans voilà ku ci am doom ku ci amoon doom. di nga ñibbi sa kër yaay 4 weer. déjà. waaw boo ñëwee tam di nga nampal ba xale bi commencé daw di fooy. loolu planning la. di nga nampal ba xale bi daw di fooy diggante boobu loo ci bëgg a wax. mooy nampal bi ñooy protection la déjà. am na ñoo xam dañuy nampal te xam nga la mooy nef. di nampal di gis fóot. loolu mooy nef. mais loolu mën na nekk. waaw am nañu ko loolu mooy nef di mais am na ñoo xam dinañ nampal. bu seen doom feree. la ñuy soog a gis fóot. semaine ba ca topp la ñuy gis fóot. dëgg la noonu mooy mu normal mais bu dee da ngay nampal di gis fóot loolu mën nga dem nga gérer sa bopp daal. mais xam nga lan laa mënut a concevoir li xew ci ñoom. am naa ñaari doom. damay xaar bay am 15 ans. kii am mënal boppam na dëkk bi dafa metti dëkk bi lu mu metti yaa ngi añ doom alal la. man de su ma ci tool man de xam ne yàlla moom ma bind ma am benn doom waaye bu ma doon jur rek dëgg. fukk ak juróom maa xam ñoo xam. yow mi waaw. doom alal la xam nga yaay Seyda balaa nga xam ne doom alal la ñu mbàng ngay ni gis ñu tekk doom alal la. dara du alal lu dul doom oto du alal doom rek mooy alal. man foofu man ak nit ñi xam naa ne ba ñu ne kaw laa seer laa mais doom daal mooy alal man ay yii gaw ma ko xale jigéen jur leen ay doom waaye di gerefe di naan ay doom naan du ma am doom di takk sa biir. soo waree sëy di naan ay doom am benn doom kese. soo bañ am doom kañ bu lëkkaloo mu jeex tàkk bul naan dara bëggoo doom bu lëkkaloo. maa ko wax jaarul ci keneen. merci mère Thiama. may la Jean Pierre. yaa yor kàddu gars yi lan yow bëggoo doom. xam naa ne mère Thiama tey li mu ndekkee moo dis moo tax. maa la ko wax. di alal. waaw li ñu wane sànq. dafa doon loo xam ne lu am solo la. parce que mbir su amee aussi. mën nañ koo gëm comme mën nañ koo bañ a gëm. loolu c'est une liberté individuelle boo xam ne mën nañ koo nangul ku nekk. mais dara su amee aussi du ñëpp ñoo ko mën a def. parce que lu ñëpp mën a def rek daanaka loolu moom jarul sax ñu koy créer ndax loolu c'est naturel lu ñëpp mën a def rek jàpp ne c'est naturel kenn créé ko. mais lu ñu dem ba gis ne lii lu war la. c'est parce que véritablement nañ ko nangu def nañu ay études. parce que aussi jamono dafay dox. jamono dafay dox dañ naan suñu maam yi dëgg la 1960 ñaata la ñu woon ay 3 millions d'habitants ay 4 millions. 1960 waaw ay 4 millions d'habitants la ñu woon. 2018 ñu ngi ci ñaata ñu ngi ci ay 15 millions d'habitants. mais kon nañu reconnaître que ne liñ doon def bu njëkk. ak lii mënatul nekk. donc bu ñu demee nag ba am lu ñu dab. il faut ñu jël ay mesures yu tax ñu mën a contourner loolu. xëy na peut-être bokk na ci planning familial bii nii. ñi ko mën a def nag yaakaar na ne ñi ci wax nañ ci. mooy xëy na ñi nekk ci bu mu sëy. parce que aussi gisuma intérêt man personnellement. amagoo jëkkër amagoo dara ne da nga def planning familial. pour kan. loolu mooy officieusement yaa ngi def loo xam ne. digle wuñ ko. dëgg la. peut-être officiellement yaa naan def ma dara mais officieusement yaa ngi def loo xam ne digle wuñ ko. donc planning familial pour man. lu jaadu la. bu fekkente ne dem nga ñu conseiller la ko. parce que tamit
booy du da ngay dem rek ñu defal la ko. dëgg la léegi du da ngay dem rek ñu defal la ko dañuy teg foofu suñu baaraam. ndax Codé mi ngi fële ci tribunal ba. dañu war a jokkoo ak moom Codé. waaw soxna Zeyna. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ziar nañ la naka foofu. mi ngi delloo ziar nuyu ñëpp ñu teew sa plateau. dëgg la ñu ngi lay ziar bu baax fu ngeen toll. waaw fii day projet bi doxoon na déjà depuis 9h. waaye mu nekk nii xibaar bi ci am moom mooy dañ ko renvoyé ba le 23 janvier prochain. encore waaw. ñaari yoon. waaw renvoyé nañu ko. lu tax ñu renvoyé ko lu tax. voilà justement ñi ko sàkk moom mooy ay avocat Khalifa Sall moom mooy la défense. ñoom ñoo wax ne daal li nga xamante ni moom mooy ay avisé mooy conseil Khalifa Sall yi. loolu dafa des maanaam faw rek procureur jël dogal avisé bépp conseiller Khalifa boo xamante ne ni nekk nga constitué nga maanaam nekk nga avocat Khalifa Sall te loolu ne meeku nañ ne am na ay avocat yoo xamante ne toll nañu ba ci 4 avocat yoo xamante ne nii maanaam jotuñu ay avis maanaam kenn waxu leen ne daal procès bi tey lañ koy amal dëgg la beneen motif bi bu waral renvoi bi te waa défense soulevé ko moom mooy dafa am liste 70 témoins soxna Zeynab yoo xamante ne ni dañu war a ñëw seede maanaam témoigner ci procès bi waaw te témoins yooyu nekkuñu fi alors que nekkuñu fi ñu sàkku ci procureur ñoom xanaa yëguñu woon ni date bi tey la waaw non moom kay yëf yi moom procureur bi moom moo war a jël dogal bind ñooñu dëgg la ne leen ñëw leen ci procès bi seede parce que dañu nekk ay témoins te ñooñu toll nañ ci 70 te li ci gën a kii moom mooy dafa am ci biir ñooñu ay ñoo xamante ne ni ay ministre lañu maanaam ay personnalité lañu bokk na ci Amadou Ba ñëpp xam ko muy ministre des finances waaye itam ministre du budget Birima Mangara ñooñu ñëpp war a ñëw te ñooñu pour ñu ñëw témoigner faw président maanaam procureur daal di wax président de la République jox autorisation pour ñooñu ñëw parce que ay membres du gouvernement lañu pour ñooñu ñëw ci tribunal bi mën a témoigner dëgg la ci loolu nag bëri woon na lool ay paroles yu ñu fi jël parce que partie civile bi moom mooy ñi layal nguuru Sénégal ñoom d'accord ñu woon ci loolu parce que ñoom dañu jàpp ne daal avocat défense ñoom seen mébét moom mooy fexe ba procès bi tiré en longueur maanaam daal di yaatu maanaam daal ñemewuñu tëgg bëri ci ñoom noonu lañu ko waxee waaye nag loolu défense bi dàq na ko procureur également li ñu doon tàkk moom mooy ñu amal procès bi tey parce que dafa jàpp ne daal mënul tout le temps di recevoir ay avocats yu bees. doy na waar de. waaw dogal bi mujj loolu nag loolu yëpp. mais Khalifa Sall jot na egsi na. kan ci Khalifa. waaw. waaw ñëw na ci biir salle bi mi ngi yegg si vers heure exacte bi laa lay jox. mooy 8h50 la dugg ci biir salle bi. ok. ak grand boobu bu weex comme ni mu koy defee à chaque audience. moom la ko dugg ci salle bi avec beaucoup de sérénité. jënd di loxo ay partisans am. ak souriram doon noonu la duggee salle bi. dëgg la mi ngi woon c'était à 8h52. 9h10 procès bi démarré. d'accord. donc loolu daal moo fi jib ci xibaar président tribunal bi moom moo tranché. moom moo wax daal procès bi renvoyé nañu ko jusqu'au 23 donc 3 semaines. ba le 23 incha allah. waaw. waaw nañu fexe rek le 23 ñu bañ koo renvoyé waat ndax nag sénégalais yi moom sonn nañ ci renvoyé bi sax. waaw am nañu ci yaakaar parce que d'après ni procureur waxee moom nee na. le 23 tey le 23 dana jël dogal. avisé bépp avocat Khalifa Sall. te loolu mooy gàllankoor bi. d'accord ñu ngi lay masawu coono te di la jaajëfal. noonu ñoo ko bokk. ok xam naa danañ gën a ñëwaat ci ay images. ak ay réactions ci kii ci tribunal bi. d'accord incha allah merci Codé. jërëjëf soxna waa kay ñu yenn ak jàmm merci. mi ngi noonu de renvoyé waat nañ ko. ndeysaan Khalifa yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu nekk ci prison yëpp yàlla may leen liberté doy na waar Jean waaw lii doy na waar de lu ci droit wax waaw renvoyé xaw na sakkan tuuti question de procédure la dañ naan le droit il est d'abord formel le droit est d'abord formel maanaam forme bi faaw ñu wodd ko ba mu taar ba nga xam ne bu ñu paree ci loolu dootul amati benn exception bu ñu soulever mais nag ñu soog a nag sëgg bëre comme ni ko ñenn ci avocat yi waxee mais est-ce que kon jaaduwul woon ñu njëkk a xool loolu saytu ko ba pare soog a di dig nit ñi lii soog di déplacer nit ñi tamit renvoi audience moom lu yoon nangu la lu yoon nangu la même bu répété woo ay yoon amul benn problème yoon nangu na ko xëy na peut-être benn nom bu 3 nag duñ ko dépassé
gëm naa du ñu dépassé 3 mais renvoyer audience. lu yoon nangu la. d'accord mu ngi mel ni bu ñu waaj a bëri rek. di nga def say cumukaay kii dem fee nangam sangam voilà ñu xam ba arbitre ne pare nga. kii ne pare nga léegi nag ñu soog a sëgg bëri. donc ku ci nekk nag yaa ngi préparé sa défense. ku ci nekk am nga sa méthode boo xam ne jàpp nga ne bii mooy bi gën. dëgg la bu ko defee boo ñëwee. layool. bu la juge waree jox dëgg mu jox la ko. bu ko naree jox sa morom aussi mu jox ko. mais lii lu yoon man fayirul ci procès bi parce que si on dit que président tribunal bi avertir woon avocat wu Khalifa yi. bon est-ce que yoon moo fayir. parce que fi ñu toll nii ñaari parti moo am. camp Khalifa ak camp procureur ak état bi. yaa ngi dégg donc ñoom ñaar ku ci nekk dañuy xuloo. mais kii bu deful dara nekkul na yoon. moom moo fayir. kan moo war a joxe convocation yi. c'est-à-dire procureur moo war a joxe convocation yi. mais c'est du yoon moo fayir parce que procureur du yoon parce que procureur partie la. ci biir yoon. ci lii. ci dossier bi procureur partie la foofu. donc kon kooku du moom moo représenté yoon. ki représenté yoon mooy juge bi. te kooku waxagul li mu bëgg mooy. ku ci nekk nga pare say cumukaay ba pare. soo pare nekk ñu ñëw. donc kon du yoon moo fayir parce que lu yoon nangu la. yoon maye na nga dàq procédure dàqaat ko audience bi dàqati ko. ba bu ñu bu yàggee est-ce que du lëndëmal xelu nit yi tamit. non du lëndëm. parce que lu yoon maye rek. pour man lëndëm. bu la yoon maye nga yéeg étage bi wàccaat boo yéegee étage wàccaat. lëndëm. li yoon maye kay li yoon mayewul ñu ne bul yéeg 4e étage nga yéeg 4e étage làq du ñëwaat ñoom loolu vraiment lu yoon mën a lu yoon nangu la. parce que souvent avocat Khalifa mën nañ ko demander. bien que seen client mi ngi prison mais mën nañ ko demander gis na procédure bi. pour ñu gën a mën a taxaw. baal ñu renvoyer dinañ ñu woon sax dinañ ñu woon ambiance bi nga xam ne amoon na foofu. voilà donc ci salle bi ak ci environnement bi foofu. voilà d'accord mën nga commentaire. mais li ñu gis lépp nag wala li ñu dégg gum pour le moment. question de procédure la. waaw parce que souvent procureur mooy war a deful. boo gisee renvoi bu njëkk bi aussi. dañu naan procureur am na lu mu waroon def ko ñu renvoyer ko. cette fois-ci moo am ay avocats yu bees yu ñëw. procureur warul leen jox kayit. joxu leen ko donc loolu aussi c'est des choses yoo xam ne. mënoo ne da ngay layool nit ki jékki-jékki rek ñëw taxaw. tant que joxuñu la kayit buy wane ne yow ci avocat ñooñu nga bokk. donc loolu mooy tax ñoom aussi dañuy bëgg. gànnaay yor seen kayit buy tax bu ñu waxee ñu xam ne war nañoo wax. ndax yoon jox na leen kayit. yaa ngi gis nii xam nga lii sànq rek la woon. waaw ci tribunal bi foofu. léegi dañ koy renvoyer ñëpp ñibbiwaat. mais yoon tamit Jean-Pierre. waaw yoon est-ce que mi ngi sàmmwante ak àqu nit ki ak ay yelleefam. waaw moo tax ma ne la gis nga bii nii avocat Khalifa mën nañu ko demander. te pourtant seen client mi ngi biir prison. donc procédure la. mais bu ñu déppaatee ci fi ñu bokk muy Ligue sénégalaise des droits humains ñu def ci lu dul benn. du ñaari communiqué que ne bu ñu xoolee procédure bi. ni ñu ko doxalee. wax dëgg yàlla dëppoowul ak yoon. dëppoowul ak yoon ci lu bari. donc du début ba fi ñu toll nii. parce que mënuñu ko wax à la fin ndax juge bi rendre décision. mais du début ba fi ñu toll nii. am na ci yu bari yoo xam ne waroon nañ koo def te defuñu ko. donc loolu aussi day tax rek ñu naan procès bi c'est politique. te kooku aussi mënuñu koo bañ. mooy lëndëmal bi ma lay wax. est-ce que du jeexi jaaxa. mënuñu koo bañ parce que procès bi aussi ndawul. dëgg la ndawul du procès boo xam ne da ngay ñëw du jour au lendemain nga saaxe ko mu dem. parce que boo déggee ñi ñu fi tudd ñu war a ñëw. témoigner. da ngay xam ne kon procès bi. vraiment c'est pas un procès. c'est pas un petit procès. dëgg la Oustaz Mohamed am na loo ci mën a wax. waaw li may wax rek moo di ne nee na procureur partie c'est-à-dire lu ñu renvoyé woon bii passé. procureur parce que bi journaliste bi di daaneel Codé mi ngi wax ne procureur nee na bii di ñëw dina fexe ñi ñu war a yëgal ñu yëgal leen. lu tax defu ko. avant kon dafa. c'est-à-dire lu tax defu ko. doy na waar. ndeysaan Khalifa Sall la ngi nii bi mu ñëwee ndeysaan mi ngi noonu borom grand bu weex bi. moom dafa mel ni yu weex rek lay ëpp lu muy sol de. suy ñëw weex nag moom couleur la boo xam ne dafa am lu muy représenté surtout ñun ci sunu diine jullit ba pare nag day représenté tamit jàmm paix. ndeysaan yal na la yàlla defal jàmm Khalifa. defal na ko kay. léegi Oustaz Mohamed ci li ñu doon wax élément bi bu dee mën nga ci wax bala ñuy jàll suñu thème ci affaire espacement de naissance. espacement de naissance. heureusement bàjjen lii sam na fu mu daanele. loolu am solo la. espacement de naissance du warta nekk mbir boo xamante ne c'est public c'est-à-dire nit ki balaa mu koy def
dafa war a fekk ne moom médecin bi moo ko xool ba effectivement ne kii lii mooy solution. dafa am mbir yu bëri yoo xamante ne daf ci aju te li ci tax mu aju mooy selon angle bi nga xamante ne moom la ñuy xoolee. man tout le temps bu ñuy wax ni dañoo war a yar xale yi kañ lañ commencé planning familial ci Sénégal yàgg na. mais est-ce que dafa tax ñu gis ne ndawi Sénégal yi gën nañoo yaru. wala waajur yi gën nañoo bàyyi xel seen kii nii. kon pour man loolu dafa jàll ci mboy gi. beneen bi moo di ne nit ñi ñoo defatul lu ñu waroon def. bu njëkk xale day dem di nàmp bay wax yaay indi ma tegal yaayam ne ko yaay toogal ma nàmp. yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana xamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu 30 shahra. c'est-à-dire yàlla subhaanahu wa taala di wax ni ëmb doomu aadama ak feram ëmbam bi ko yaayam di ëmb ba muy fer 30 mois la. 30 mois. waaw et su fekkente ne 30 mois la mooy ne xale bu nekk am na àq ci ñu ëmb ko ba muy fer 30 mois. 30 mois boo jëlee 6 mois de grossesse lan moo ci des 24 mois mu nekk 2 ans comme ni mu ko waxee ci beneen saar mais jigéen ñi ñoo respecté tul nàmpal bi mais nag su demee ba mu wóor ni ndaw sii nii tegale ay jur baaxul ci moom da koy gaañ bu boobaa dañ koy autoriser pour mu dem defi li nga xamante ne mooy luy soril ay njuram mais tey jii nii suñ demee ba tey médecin bi ñëw jigéen toog ci kanamam te jigéen boobu musul sëy déggagul alxayri mu nangu ko jox li nga xamante ne mooy kii lu koy defal li nga xamante ne mooy planification familiale kon médecin boobu war nañ ko laajaan ana éthique ak déontologie bi nga xamante ne moom la jàngoon parce que jigéen bi duggagul ci néegu sëy déggagul alxayri lu muy doyee planification familiale doyewu ko dara jigéen bii sëy tamit ça dépend ci wér gi yaramam parce que nit ki man gis naa ay jigéen yoo xamante ne dañuy nef mais teewul ñoo gën a wér yeneen jigéen ñi nga gis jigéen ñoo xamante ne nefuñu mais seen wér gi yaram attanul jur gu bëri bu boobaa l'islam daf koy autoriser mais kantaan nag mu nekk comme niñ koy campagne lii ci dëkk bi ni mu mel ni ne besoin la boo xamante ne faaw nit ñi def ko jigéen buy sëy faaw mu def ko loolu moom nekkul loo xamante ne lu normal la d'accord Oustaz Mohamed merci léegi dañuy xool élément bi nga xam ne moo ñuy dugal ci sunu tomb waxtaan bi ñu jël niki démb ñu xool te ñëw sama liggéey mu ngi consister ci recruter jànq yi ak di leen placer wutal leen liggéey bu baax bu wóor donc c'est une association c'est l'association des employés de maison ADEM Yeewi Yeete bëgguñu jànq boo xam ne amul fu muy tëdd bëgguñu jànq boo xam ne du lekk bëgguñu jànq boo xam ne dañ koy am ay harcèlement sexuel bëgguñu ko venant du patron wala du fils du patron loolu bëgguñu ko looloo ñu tax a jóg donc fu mu amee rek jànq bi arrêté na ñun dañuy dem ba jeex koo ci wax ne daf la sàccal danga ko jàpp ci loxo wala doo koy tuumaal daay day fekk nga am ci firnde bu wóor waaye boo ci amul firnde lu wóor kooku moom day mel ni ñun naaw parce que il faut nga am preuve daal doo jékki-jékki rek jiin doomu jàmbur bi parce que moo fi étranger ci kër gi nga jiin ko sàcc wala kii ñun déedéet soo ko jiinee il faut nga am ay preuve ku amul fu mu tëral jànq daa jànq bi day bàyyi koo xam ne day lekk ba mu des jox jànq bi day bàyyi man waxuma nga bokk ak moom mais boo tibal ko seen bool ñu lekk à part comme bugguloo bokk ak moom mais lekk jox ko ñun dañ koy bañ ñun dañu ngi ciy béy suñu waar wax dëgg yàlla loolu moom fu mu am moom parce que gis nañ ñoo xam ne sax même bu ñu demee marché sax jën yi ñuy jëndal seen bopp ak jën yi ñuy jëndal jànq yi sax bokkul loolu yëpp am na loolu yow la neex rek mais man sañ naa wax sama jànq ne ku la jëndal jën bu bon bu ko lekk waaw ku la tibal foo xam ne du tibal foofu du am na ñoo xam ne sax boolu xaj la ñuy tibalee jànq loolu yëpp day am waaw parce que teguñu leen fenn kaas dañ lay ber kaas waaw bu ko defee jànq yi nga xam ne nag xam nañ ne dangay liggéey di ci jëriñu ñu jël seen xaalis jënd seen kaasu bopp waaw loolu yëpp ci kër yi la am rek yow moom ñoom la rek ak yàlla mais nit ki liñ jikkoom mënoo ko dindi waaw te ñooy tiim toog bi te ko toog te soo paree yow waroo bokk ak ñoom lekk bi
man am na koo xam ne dafa ne sax ginaar bi may togg bi ngay togg reer yow bokkoo ci donc li nga añee bu reer bu desul doo dëkk mais loolu yëpp du problème parce que lekk bi nu mu neex bu paasee lamañ bi rek safatul dara amul problème man na lekk rek na lekk bu baax boo ko joxee ceeb bi tamit amul problème man ça fait 17 ans may def li lu ne gis naa ko lu ne gis mais ñoom la rek ak yàlla parce que ku nekk ak ni nga la jàng li nga ci ni nga yaru ci loolu nga mën a dem soo fekkee sa yaay muy ber jànq tegul jànq fen yow tamit boo demee rek loolu ngay demaatee ci sa kër fi ngay sëy mais am na ñu baax ñoo xam ne dañuy tëdd seen kaw lan ne la kaay tëdd fi ñu waxtaan am na ñu baax patron yu baax am na ci lu metti yoo xam ne daal metti na torop jànq bi dem na liggéeyal leen ba ngoon jot léegi dafa war a fanaan léegi fi mu toog noonu mu ngi gis ñuy joxante reer bi comme ñoom seen kër bu ñu toggee reer dañuy sandwichal ku nekk ñu sandwich ñoom ñëpp ñu joxante ku ci nekk yaa ngi lekk léegi mu toog gisul léegi mu ne patron bi ndax mën nga ma may ma dem ci bitig bi jëndi bistik lu ma lekk naan ndox tëdd mu ne ko bunt bi tëj naa ko fii kenn dootu fi génn xanaa suba boobu metti woon na ma parce que man yaay laa loolu metti na ma joxoo non seulement joxoo nit ki mu reer mais danga ko tere ne du dem ci bitig bi jënd lu mu lekk metti woon na ma torop waaw metti na ma ak mu bari mënoo ko lim boo koy lim fii ngay fanaan bari na mais cas yu mel noonu man affaire u lekk je suis très sensible bëgguma ko ndax koy liggéeyloo nit danga ko war a jox mu lekk wala nga wax ko ci njëlbeen ni amelu ma la lekk mu xool ni muy def waaye di ko fanaanloo 15 jours mu laaj la reer nga ne amoo reer te doo ko may mu dem jëndi metti na ma waa ñu déggandoo élément bi mais sunu yaay ji daa mel ni dafa wate taxas benn boor olof mooy wax wate taxas benn boor mooy wax na jànq yi li ñuy jànq wanteel mais waxul tamit patron yi itam des fois ñu am ay jànq yoo xam ne ñu def leen lu doy waar xam nga waxtaan bu ñu ko yëkkatee bala mu am sens dëgg ñëpp dañuy maandu mu nekk au milieu nga xam ni kenn du far fii kii du far fii kii du far fee mais dëgg la ñuy bëgg solution la ñuy bëgg moo tax tam ni mu amee jànq yi dañ leen di torturer ci biir kër yi ñoom itam yu garaaw la ñuy def ñenn ci ñoom ci ñi nga xam ne dañ leen di liggéeyal Jean Pierre yaay suñu invité tey ñu kontaan lool macha allah ci dalal la nga nekk juriste man li ma lay njëkk a laaj baat bi soo ko déggee mbindaan la ñuy wax xam nga dañuy wax rek mbindaan mais M lay commencé. mbindaan. maanaam nit ki dafa ñëw pour bindu si. ñu jël ko est-ce que war na am contrat. lu ñu bind kay war na am bind war na am signé war na am yeneen ak yeneen. effectivement xëy na baat boobu dañ ko jël rek. jox ko ñooñu di liggéey ci catégorie boobu. mais ñun ñëpp ay mbindaan lañ. parce que boo yaakaar naa ne fii aussi. ku ci nekk si yéen am nga contrat. su amul contrat rek wax leen ma ko comme ça ñu boole leen ak inspection du travail. alors. li tax loolu ñu wax ne man ma wax ne ñun ñëpp ay mbindaan lañu. mooy booy liggéey fenn nga ñëw wax ak nit ki lay jël pour liggéey war ngeen koo xaatim ci kayit xam ne yow man maa lay liggéeyal yow léegi yaa may fay à part de ce moment nag day am ñett yu taxaw. muy loo xam ne boo demoon tey ci article 2 code du travail da la koy wax. muy rapport bi nga xam ne moo war a am kii liggéeyal ak ki ñuy liggéeyal. mooy lan bu njëkk bi prestation de service la da ngay daan sa doole bi ci topp mooy lan lien de subordination bi nga xam ne mooy am seen biir parce que moom moo la jël. moom moo la wax ni ngay def mooy définir tâche yi nga xam ne moom ngay def. dëgg la bi ci topp mooy payoor gi muy salaire bi. donc ñett yooyu. fu mu am rek dañuy jàpp ne contrat de travail am na. te souvent contrat de travail dañ ko war di bind. buñ ko bindul. comme man ma noon bindaan ñëw ci yow. buñ ko bindul rek jàpp ne contrat à durée indéterminée la. parce que loolu la yoon wax. durée indéterminée parce que binduñu ko. contrat bu ñu bind. bu nekkee CDD la mooy contrat à durée déterminée dañ ko war a bind. ñoo xam ne c'est pour 1 an c'est pour 2 ans c'est pour 3 ans ñu xam loolu. mais maag yow dama ñëw pour liggéey nga ne ma ñaata ñu waxtaan ba juboo nga ne waa commencé le contrat à durée indéterminée la te loolu aussi am na lu ci yoon wax. ñu fàtte ne ñi nga xam ne dañuy bindu yoon bàyyiwu leen noonu rek ñu dem dafa am ay loi yoo xam ne wala ay arrêté yoo xam ne mi ngi fi. tey jii bu fekkente ne ci wàllu ñi nga xam ne mooy mbindaan yi am na arrêté 0974 du 23 janvier 1968 boo xam ne moom moo wax lan mooy
travail domestique. ak kan mooy aussi travail domestique ak ñaata lañ ko war a mën a fay. waaw ba ci convention collective bi ONU bind boo xam ne Sénégal bokkoon na cay ñi ko kii mu nekk convention 189 qui est relative au travail domestique. wax nañu kii bindu ñaata minimum la war a mën a am ci loolu.